Mamadou Mohamed Ndiaye. ci kàddu gi mbokki nuyu leen rafetlu ànd bi ak rajo Futurs Médias ni ñu ko junjëwoon ci bopp bi rek la ñuy duggee ak yéen ci yaatal gi doore xibaaru digg bëccëg gi ak tolluwaayu coronavirus bi ci réewum Sénégal ministère de la santé joxe nañu tey jii bilan lañ ca mën a jànge mooy juróom-ñeent fukki cas coronavirus ak juróom-ñaar yu yees am nañu ci réew mi nemmeeku nañu ci fukki cas communautaire ak ñeent ndakaaru gi mooy la ci ëppale loolee lépp ñu ànd ci leeral ak directeur de cabinet bu ministre de la santé porte-parole ministère de la santé docteur Aloyse Waly Diouf. ci junni ak ñeent fukk ak ñaari test yi ñu def juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaar ñoo ci positif maanaam juróom-ñett fukk ak ñetti cas contact fukk ak ñeenti cas communautaire ñaar ci Sacré-Cœur ñaar Benn Tali ñaar ci Guédiawaye ñaar ci Touba benn ci HLM Grand Yoff benn ci Parcelles Assainies benn ci Ouakam benn ci Bel-Air benn ci Kër Massar ak benn ci Yëmbal juróom fukk ak ñetti si ñu nga xam ne dañ leen hospitalisé woon wër nañu bésu tey juróom-ñeenti cas yu sonn ñu ngi ci suñu service réanimation yi ñeneen ñi des ci hôpitaux yi ñu ngi tane ci bésu tey dalee ko ci cas bu njëkk bi Sénégal am woññi nañu ñaari junni ak juróom-ñaar téeméer ak fukk ak ñeenti cas junni ak téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-benn wër nañ ci fanweer ñoo ci ñàkk seen bakken mu des junni ak ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaar ci suñu hôpitaux yi. noonee mu ko waxee seetlu gi mooy diwaanu Ndakaaru fi la cas communautaire yi ëppee bu weesoo loolee it ci takk boobu jëlee nañu ko ci ministre de l'intérieur démb di xamle ne lu aju ci ñu amee woppi coronavirus téeméer boo ci jël juróom-ñett fukkee Ndakaaru gi la ñu fare ànd ab taxaw seetlu ci diwaanu Ndakaaru ak tolluwaay geeg jàngoro ji Anna Rocha. ba fu ñu toll nii diwaanu Dakar moom mooy épicentre jàngoro ji fii ci Sénégal maanaam ci diwaan gi la gën a law ndax ci ñaari junni ak juróom-ñaari téeméer ak fukk ak ñeenti cas yoo xamante ne jot nañ ko recensé fii ci Sénégal jàngoro ji bu mu duggee ak léegi Dakar mu ngi am ci lu tollook junni ak juróom-ñetti téeméer ak fanweer ci ay nit ñoo xamante ne ñu ngi amee jàngoro ji. ñeent district sanitaire yëpp ñu ngi jànkonteel ak feebar bile waaye nag Dakar Ouest moom moo ci gën a sonn ak ñeenti téeméer ak ñeenti cas yoo xamante ne gis nañ leen ci ay gox yu mel ni Sacré-Cœur Ouakam Yoff Ngor mbaa Almadies mu topp ci nag district sanitaire bu Dakar Sud mi nga xamante ne mu ngi am ci lu tollook ñetti téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñetti cas positif yu Covid-19 ci district sanitaire boobee nga xamante ne ëmb na commune bu Médina Colobane Fass Gueule Tapée Cogoré dong la ñu gisagul doomu jàngoro ji ci ñetteeli place bi nag ñu gis ne district Dakar centre moom daal dina comptabiliser ba fu ñu toll nii ñetti téeméer ak benn cas positif tey ji itam am na ñaari cas communautaire yu bees yuñ fa nemmeeku rawatina ca goxu Benn Tali Dakar Nord moom moo mujj ci district sanitaire yi fii ci Ndakaaru am lu tollook ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróomi cas de contamination waaye nag foofee itam daal dinañ fi nemmeeku niki alarba ji yeneen ñaari cas de transmission communautaire yu bees maanaam nit ñoo xamante ne xamuñu fu ñu jëlee feebar bi ñu gis leen ca goxu Parcelles Assainies. Anna Rocha Lita Lopez Faye weneen xewit woo gis nañu ko ci jàngoro coronavirus gi moo di bari na ñoo ngi nimmi ko ñoo xam ne seen kër la ñuy faatoo ginnaaw bi bu ñu faatoo bu ñu defee test ci ñoom ci la ñuy xam ne dañoo tëraale woon corona am ci ñoo xam ne sax ñoom daañu jot a jóg bay dem l'hôpital ngir di faju ji waaye laata ñu yegg ca centre de traitement yi fa la ñuy faatoo loolee ana lu koy indi ñu ànd ceeg Awa Mbaye ciy leeral. virus bi di doomu jàngoro ji mi ngi wër te li koy wane mooy nit ñaa ngi koy am di faatu seen kër wala ci bërëbu fajukaay yi nga xamante ne bokkul ci ministère teg lii di seetlub docteur Boubacar Signaté nekk ci SOS médecin. nit ñi gaañu ci biir kër yi te ñu seetlu ni dañu amee doomu jàngoro ji dafay wane juste ni virus bi mi ngi circuler bu baax ci dëkk bi ba pare de façon invisible maanaam duñ ko gis et puis day wane aussi ni xayma biñ koy xayma weesu na lim bi ñuy am.
parce que ñooñu dañuy feebar ba faatu te duñ leen di gis. ci situation bi le docteur bi di ci amal ñaari laaj. est-ce que feebar bi moo leen di faat ci biir kër yi ou bien dañu amee beneen feebar boo xam ni mooy tax ñu ñàkk seen bakkan en plus ñu gis ni dañu am doomu jàngoro ji. beneen question bi mooy est-ce que bi feebar bi tàmbalee ba léegi bi est-ce que nit ñi gaañu ci biir kër yi dafa yokk surtout mag yi ak ñoo xam ni dañu am feebar yoo xam ni daf leen di néewal doole. nit ki bu faatoo këram wala ci beneen bërëb bu fajukaay bu bokkul ak yi ministère de la santé samp ngir ñu fajee fa ñi am feebaru coronavirus loolu kon bu amee faawu kon dépistage bu yaatu. loolu bu xewee dañu war a tester de façon large ñëpp ñoo xam ni dañu wër nit ki génn àdduna bi mbokkam yi ñu mu dëkkal waa kër gi comme ça ñu gis kan moo ko wàll ou bien ñan la wàll laata muy génn àdduna wala bi mu génnee àdduna ba pare ñi ko jege wala ñi ko doon toppatoo ndax amuñu doomu jàngoro ji. docteur Signaté di jeexalee ne faawu kon ci xeex bi ñu boole ci yeneen docteur yi nga xamante ne ñoo am seeni cabinet ñu naan ko médecin de ville ndax ñoom itam askan wi dinañ feebar wutali ci ñoom fekk am nañu doomu jàngoro ji te su boobaa ñoom itam dañoo war a xam li làmbook jàngoro ji ngir ñu bokk ci fagaru bi. seetlu nañu ne jàngoro joojee ñaari nit dana ca faatu ginnaaw bi ñu defee test ci ginnaawam résultat yi ya muy génnee dana jur ay ñàkk ak déggoo bi ci mujj moo di ndaw si faatu ca jàmm gën nga xam ne mooy 22 doomu aadama bi corona faat ci réewum Sénégal ci ni ko waa ministère de la santé waxee waaye ba résultat yi génnee ak njabootam dañoo dàq ne daal coronavirus faatu ko loole nag koo xam ne xam-xam dafa màcc jëm ci wàllu épidémie ak ni muy doxee gis ne li war mooy def ay test yu wér péng boole ceekit ñi nga xamante ne ji seeni mbokk dañoo faatu ci coronavirus bi ñu seet nuñ leen taxaw ba dellu si seenum xel Nafissatou Sylla. test Covid-19 ñu def ko ci nit kuy dund wala ku faatu ba noppi lépp a yem ndax résultat bi li muy indi fee rek mën na koo indi fii bu ñu sukkandikoo ci professeur Tandakha Ndiaye Dièye di immunologue. parce que test yi mooy même mode de prélèvement la ñuy def benn écouvillon la ñuy jël def un prélèvement d'ailleurs et puis transporter ko dans un milieu de transport andi ko au niveau de laboratoire ñu analyser ko donc c'est comme ça que ça se passe d'ailleurs sax loolu moom recommandation la bu ministère joxe pour que les gens yi nga xamante ni dañoo faatu nga xamante ni am une suspicion de coronavirus ñu mën a def un test boo xamante ni post-mortem la ça lève un doute. waaye nag ngir épidémiologiste bi di professeur Massamba Diouf ngir mbir yi gën a leer faw rek ñu def examen yu gën a xóot lu ci mel ni autopsie. test bi rek mënul doy parce que test bi moom li ñuy wane ba xam coronavirus mu ngi sa yaram la mais est-ce que coronavirus moo la rey wala reyul la loolu leneen la pour seet ko du test rek ngay def autopsie par exemple boo ko defee di nga xam exactement kii lan moo ko rey vraiment buñ ci bëggee sori mën nañ gën a xóotal examen yi ñuy def bu nit ki décédé loolu buñ ko defee dinañ mën a am loo xamante ni lu dal xel la dana yéeme loolu yem ci ab simple test rek ne kii looloo ko rey loolu daal bëri nañu mu déranger. waaye ak ni mu mënti demee bu ñu sukkandikoo ci suñu immunologue wax ji feneen la féetee maanaam ci famille yi. dafa def benn prise en charge boo xamante ni dafa war a nekk une prise en charge globale psychologique voilà dafa bëri ay pàcc yoo ko war a jël en charge psychologique socio-culturel anthropologique ñëpp du rek médical du question wu ñëw nga def nga test bi du question non dafa am approche yu bari yoo xamante ni dañ ko war a di sóoraale. fexe nag ba nangu jamono yi ñu toll jàngoro ji di Covid-19 doonut lu yomb ci askan yu bari mu doon nag beneen jafe-jafe boo xamante ne ministère de la santé war na ci gën a liggéey. ci reportage yu ñuy def wala waxtaan wi ñuy def jëmee ko ci vaccin yi gaa ñi di xeltu ngir xeex coronavirus tey jii dañuy waxtaanee traitement bi nga xam ne des koy def nag wékku ko ci lii di anticorps benn laboratoire bu fekk baax ci réewum Chine moo joxe xalaat boobee ay gëstukat yu fekk baax ci Chine gis ne bu fekkente ne traitement boobee ñoo nga ca dana mën a jàppandi fii ak njeextel at mi leerali Fama Dione. boo mayul duñu soxla sax vaccin xibaar bi ay boroomi xam-xam nekk ci université bu Pékin ca Chine ñoo ko xamle ñee nañu am nañu ab traitement ngir daal dakkal mbas mile traitement bi nag fi mu nekk nii mi ngi en phase test maanaam ñu ngi koy jàngat bu baax bu ñu ko jariñoo nag dina tax ba ñi am jàngoroy coronavirus mën a wér bu gaaw te it daañu immuniser ci jàngoro ji maanaam duñu tëddaat traitement bi nag bañ ko testé ci ay jinax gis nañu ni am na solo bu baax équipe bu recherche bi nag jël na ay anticorps ci lu jege juróom-benn fukki nit yu am jàngoroy coronavirus te ñu wér daal di koy pikiir ay jinax juróomi fan ginnaaw dañuy gis la ñuy duppee charge virale dañu ko diviser par 2500 ci leeral
daal garab gi daal mën na faj jàngoro coronavirus. traitement bi nag daañu ko génne fii ak njeexitalu at mi bu ñu sukkandikoo ci équipe bu recherche bi. ci fàttali lu jege téeméer ci ay laboratoire ñu ngi amal ay recherche jëm ci vaccin ngir xeex coronavirus waaye nag OMS li mu wax leer na vaccin pour mu am faaw ñu egg at jàpp at ak juróom benn weer kon nag mel na ni traitement boo xamante ni ci ay anticorps lay jaaree mooy gën a gaaw ñu mën koo jox askan wi yépp. Fama Diagne ngeen di ànd ak rajo Futur Média di fi déglu xibaaru digg bëccëg gi 13h13. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. dogal bàyyeekoo ci ministère de l'intérieur jëm ci di tere wàllu dem beek dëkk bi diggante dëkk ak dëkk ci jamono ji ñu nekk am ñu doon wax ne des na ci dellu gannaaw ci jamonoy korite gi ngir may nit ñi ñu woori ji fa ñu cosaanoo loolee demewu ni laaj bi di nag dogal bu ni mel mu di tere dem beek dëkk bi ci diggante dëkk ak dëkk ci jamonoy korite gi nu ko nit ñi dundee Amadou Sabar Ba def ci reportage laaj askan wi ñu bari ci ñoom ànd nañu ci dogal boobee nga xamante ne ji ministre de l'intérieur jël na ko reportage. ñu dajeeg Momar ci wetu monument de la renaissance moom mi nga xam ne courtier la mi ngi xaar benn client bi ñu ko laajee ci li nga xam ne moo soxal dakkal gi ñu dakkal autorisation spéciale yi muy xam le ne ànd na ci. nee nañ boo xoolee corona bi lu ëpp Dakar Mbour ak Thiès la 80% yi kon bu ñu nee nañu toog ku nekk fa nga nekk nga toog jullee fa boo xoolee lu dul jéem a yokk kaaraange gi lañ ci jublu kon dañ koy rafet neexul nag mais dañuy jéem a ànd rek lu si jublu rek mooy defar. ñu jóge foofu dem ca marché Wakaam barab bi ba tey mi ngay woy di xumb rawatina ci jamono ji nga xam ne ñu ngi waajal feet wii di korité Omar John mi ngi déglu RFM xibaar yi nga xam ne moo tukkee ci ministère de la santé soxal lii di mbas mi ci li nga xam ne mooy dogali ministère de l'intérieur jël moom mu jàpp ne lu rafet la di ci teg ne du dem korité ca Guignabo ci village am nekk ca Popenguine ci région bu Thiès. man dama si ànd Sénégal pour man amul assez de moyens pour mën a contenir maladie moyen bi ñu am mooy moyen humain donc ñun ñoo intelligent que lii ministère bi wax na ko ñu respecté ko man waa région de Thiès la je devais voyager peut-être pour la korité mais man je préfère rester. keneen ku ñu dajal ci cité Batrin moom it di xam ne rafetlu na dogal yi nga xam ne moo tukkee ci ministère de l'intérieur. comme dañuy bañ jàngoro ji law loolu moo tax nag kon dogal bu baax la rek kon jàngoro ji bu nañu bu amee bu fekkee comme lu mel ne Dakar dafa bëri cas ñu ci bëri buñ fi jógee dem ci région yi daanaka dem amaana nit mën na am jàngoro du ko xam bu demee yóbbu wala ci région booba day gën a propagé wu. bi mbas mi duggee ci réew mi ba tey nguurum Sénégal xamle woon na rek dogal yi nga xam ne moom la fas yéenee jël ngir xeex mbir mi ngi aaju ci li nga xam ne mooy jàngoro bi noonu lay wéyee ci réew mi ci loolee dogal yi nga xam ne ministère de l'intérieur jël na ko askan wi ñu bëri ci ñu ci dajeel rafetlu nañ ko. ASB korite ren gi li ñu bëri laaj mooy fan la ñuy jullee ci jumaa yi wala ci kër yi ndax donte état bi joxe na dogalub ñu tijji jumaa yi ak jàkka yi du yëpp ubbiwul te aw mbooloo daan fa dem di julli jamonoy korite ña fa daan jullee nu ñuy def jamono ci képp koo xam ne taxaw ngir bëgg a jullee sa kër julli korite ana noo ko war a defee am na imam yooyu joxe nañ ciy leeral ak i xalaat Soda Thiam. julli korite gi ñu naan ko Aïd al Fitr nag ab sunna la goo xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doom na ci insister waaye nag ci jamonoy mbas gi ñu ne nga xam ni bëri na ay jumaa yoo xam ni ba léegi dañoo tëju jullit yi mën nañ ko def ci seeni biir kër lu mën a nekk la imaam Makhtar Ndiaye moo ni waxee. ci gis-gisu islam ndax ngant dafa am julli korite kenn du ko noddal kenn du ko liqaamal rakka bu njëkk bi imam bi dina ci def juróom-ñaari kàbbar muy juróom-ñaari allahu akbar ñaareel bi mu def ci juróomi kàbbar képp koo xam ni de famille la mën nga ko def ci sa kër ànd ak sa njaboot jiite leen. Imam Oumar Diène moom it lu ni mel la xamle rax ci dollit di joxe ay tegtal yoo xamante ni taamu nañ ko ci bis bi. dañuy génn ay muuru koor laatu ñuy julli te it di wax baat bi nga xam ne mooy màggal yàlla suñu borom mooy allahu akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratan wa adila fii ngay yeewu saa yi ci sa xel demee rek mën nga ko di ko wax ba keroog ci guddi bés bi di jeex julli gi nag ñaari rakka la rakk bu njëkk bi nga jàng fatiha ak saar taamu nañ ci nag sabbi isma rabbika alladi wala fatiha ak saar boo mun nga jàng ko ci boo rukkee ba jógaat nga jàng nga defar. Soda Thiam doon indi ay leeral jégalu bu baax a baax ci élément boobee loo ji ci programme résilience sociale et économique ñi nga koy wéyal ci réew mi yëpp nguur gi di jàppale lenn ci askan wi nga xamante ne ji seen bët dafa xonq ci jamonoy coronavirus gi ñu lottu ca noone am na ay rëq-rëq yooyu nimmiku nañu ko ci kilifa yi gàlloo lu ne mel ñoo ko seetlul seen bopp ba ñu demee ci diwaanu Pout ga ca Thiès digle ne dinañuy def seen kéemtalaay kàttan ba daal saafara rëq-rëq yooyu ci am leerali Cheikh Tidiane Diagne.
si njiitalu ministère développement communautaire équité sociale ak territoriale état bu Sénégal jël dogal fas yéene jàppale askan yi nga xamante ni jamono gi ñu ngay dund lu metti gannaaw bi nga xamante ni mbas mi daal dina leen sonal di Covid-19 bi. Pout nekk ci région bu Thiès nag moom moo daal di accueillir lu yàggul dara lii di comité de distribution bi nga xamante ni ñoom ñoo doon joxe lii di lekk yeeg naan yi waaye mu mel ni kii si ñi nga xamante ni ñoom ñoo war a am googule ndimbalu état am na si yenn si ay rëq-rëq yi nga xamante ni dañu ko daal di constaté. Mohamed Sey moom moo di rapporteur bu comité résilience sociale. li leen gën a sonal te saa su ne day mel ni fu ñu dem fekk fa mooy problème yi ñu bind ci registre national unique bi di nga xamante ne muy nit yoo xamante nit ku ci mel ni waaye laago yi di handicapé yi day mel ni ñoom dañu waroon bokk ci ñi di am ci ndund gi ci d'office mais malheureusement day mel ni saa su ne dañ leen di fàtte ci bind bi waaye day mel ni population bi ci seen kaw seen xarañte jot nañu def loo xamante ne bi ñuy bindaat ñeneen ñi nga xam ne bokkuñu ci registre national unique bi pour compléter li nga xamante mooy 1 million de ménages jot nañu privilégié ñi nga xamante ne doy mooy waaye laago yi. mu mel ni ki rëq-rëq yooyu la kii di Mansour Faye di ministre bi daal dina ko reconnaître ba tax na fi mu toll nii nee nañu faw rek ñu daal di ko joyanti ngir bu ko daal defee ña nga xamante ni waroon nañ cee am te amuñu si ñu daal leen jox seen i wàll ci ndimbal li. ñooñu nekk ci registre national unique ñu ci nekk am na ñoo xam ni am nañu bourse de sécurité familiale ñu ci bëri am na ñoo xam ne ñu ngi ci registre bi waaye amuñu bourse bu ñu leen xaymaa maanaam 588 000 ménages la 0,45 ñu war leen ko jox lu ci des ñu tuddee ko extension muy 411 955 ñu toog waxtaan ak tous les collaborateurs seet nuñ koy defee ñu jël million bi nuñ koy séddalee jox ko les gouverneurs xool aussi lépp loo xam ni war nañ ko jënd ci ay dund nuñ koy organiser ak nuñ koy transporter mu nekk liggéey boo xam ni liggéey collégial la ñëpp a ci bokk. ci xayma nag téeméeri milliards si suñu koppar moom la ñu daal di jël jëndee ko lekk ak naan ngir daal di ko jàppale askan wi ci koppar googule lu tollook juróom-benn fukk ak juróom-ñeenti milliards nguur gi dëkk jëndeek lekk ak naan. RFM rajo askan wi. ci kaw ndajem conseil supérieur de la magistrature am na ñaari magistrat yoo xamante ne ji kon ñoom dañu démissionné juge Amadou Dionewar Soumaré ak Djibi Seydi lu aju ci anam yi nga xamante ne ji kon noone lañu ko doxalee ak it li tax ñu maanaam ñu jëfe ko duñ ci yànd ak Mouhamed Ali Bouba ci ab gëstu. buñ sukkandiku ci maître Khoureyssi Ba nekk avocat ci barreau Dakar benn raison mënul expliquer luy tax juge yi di démissionné ci magistrature am na ay raisons yu bëri. démission moom dafa nekk acte bu personnel quoi nit ki mooy toog xool fi mu nekk xat na ci moom wala bëggatu fa toog wala daal li mu gisee woon mbir mi du noonu mu ne xaaral ma dem ko am naa possibilité dem. te fekk na comme fonctionnaire la li mu signé woon ak état bi def na ko ba mu mët sax liggéey na li mu doon liggéey ba ametul dara état bi mën na am liberté dem defi leneen en général fii defi leneen bon comme ci justice la nekk ak droit dafay dem ci conseil de l'ordre des avocats leen man de dama bëggoon bindu comme yoon may na ma su ma bindoo nii damay ñëw rek prêter serment dugg ci liggéey bi mën na am liggéey bi daf si dul gisati boppam wala dem na ba yaakaar ne su continuer ci liggéey bi li mu yaakaar du ko am du ko gis ndaxte xëy na du affaire mbiru xaalis mais xëy na mbiru liberté la. magistrat bu defee fukki at ci carrière am mun na jóge foofu dem ci barreau bi nekk avocat naka noonu itam avocat bi mun na nekk juge loolu sax am na ci Sénégal mun nañ jël exemple maître Ousseynou Fall nekkoon juge nekk tey ji avocat kii di Mayacine Tunkara naka noonu itam Papa Bougouma Diène mi jóge procureur nekk avocat buñ sukkandikoo ci yenn indiscrétion yi daanaka convenance personnelle yi ñuy wax ngir expliquer yenn démission yi taxul ñu mën a comprendre li nu mel am na ñoo xamante ni dañoo nekk ci mbir mi waaye sentiruñu trop seen bopp ci yëf yi Amidou Deme moo firndeel li nu mel moom bi muy quitté kon magistrature bi nee na daanaka sentirtul boppam ci liggéey juge ndaxte dafa jàpp ni pouvoir judiciaire bi joué wu rôle am nu mu waree nguur gi moo ko noot looloo tax mu démissionné naka noonu itam kii di Djibi Seydi nekkoon magistrat tey jii war a sol robu avocat ñu jàpp ni itam daa bëgg a dugg ci politique. waxtaane wàllu njàngameek njàngale mi école war a tijjil ay buntam élèves yi def examen ñaari fan ci weeru juin waaye jàngalekat yi ñoom bërki démb di fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mai ci la ñu leen wax ñu dellu ca l'école ya seetlu gi di ca diwaanu Fatick donte am na jàngalekat yu demit terewul dem ga moom ci kaw day naagal la amee école yu bari foofee nemmiku nañu ko fa ñu ànd ak Aminata Goudiaby ci ay leeral.
3 écoles élémentaires de la commune de Fatick visitées ce matin et personne sur les lieux. Aux écoles primaires Mayakor Diouf, El Hadj Aminata Goudiaby doon ñu wax lu aju ci ubbiteg école yi jàngalekat yi war a jiitu ci l'école yi bërki démb kon la ñu waroon a tàmbali mu di fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mai waaye seetlu nañu ne daal du ñëpp sawar ci dem gi donte ña ngi koy defee ci teen defal la ñu koy defee ñoom jàngalekat yi ci kaw loole ñii jiite l'école yi ci boobule diwaan xam leen ne daal lépp lu duy matuwaay kon jël nañu ko ngir lu jëm ci li ñuy santaane ngir moytu coronavirus bi ñu daal di ci taxaw jombul des na ci ànd ak Aminata Goudiaby ci yeneen jotaayu xibaar des ba léegi ci wàllu njàng meeg njàngale mi école privée yi ñuy gis ni ñuy gën di bare ci réewum Sénégal lu mu gàtt-gàtt ñoo ngi ci réew mi ak ñeenti téeméeri école privée yoo xamante ne ji état bi moo leen joxu kayit maanaam moo leen agréé loole bu ñu sukkandikoo ci xayma boobu jëlee nañu ko ci responsable bu nekk ci ministère éducation nationale mu di tolluwaay bopp jaaxal nañu bari ñu yëngu ci wàllu njàng mekk njàngale mi li ñu bëgg moo di état bi gën leen a bàyyi xel tey contrôler école privée yi Koumba Sandiane Faye. école privée yu état bi nangu ngir ñu mën a jàngale lim bu ko ëpp it ci ay école am récépissé ci académie Ndakaaru rek bu ñu sukkandikoo ci njiit la Kadia Diallo doon sax ku bëgg sori ci bëriwaayu pour yooyu école privée inspection d'académie bu Ndakaaru rek li fi nekk ci ay école privée ëpp na ñeenti téeméer yi état bi reconnaître te lim bu ni toll it am na ci ay école yoo xamante ne ñoom ay récépissé dong la ñu amagum ci lu waral ana bëriwaayu pour yooyu école privée njiitu coalition éducation pour tous gis ne grève yu bëri ñu nemmeeku ci école publique bi gën na ci fës su lay gorbal si at yi yëpp grève yi enseignants yi dafa bëri parents d'élèves yi ñu bëri dañuy foog ne comme grève yi dafa bëri ci public bi bu ñu yóbbee seen doom yi ci privé bi ci la ñuy gën a mun a jàng moo tax école privée yi gën a bëri ci Sénégal. weesoo revendication syndicat d'enseignants yi waajur ndongo yi te kenn demut ñu des léeg-léeg du ñu bëgg seen doom dàbbali classe bi mu doon def ci bu ñu amut moyenne bu leen mën a jàllale ci l'école publique bi. da ngay gis benn élève bu nekkoon ci privé mu am moyenne 8 classes am war a redoubler parent am jël ko yóbbu ko privé pour mu mun a passer. l'école privée yooyu ñu ci bëri ci ñoom duñu doxal ni mu waree tax ba su lay gorbal si di ñaaxaat kilifa yi ñu def li wax ngir njàng mu mucc ayib. norme pédagogique yi norme sanitaire ak yeneen norme yëpp loolu nag dina am impact ci qualité éducation bi école privée mooy public yëpp dafa war a respecter normes yi pour ñu mun a atteindre qualité éducation pour tous ak éducation développement durable. ñetti téeméer ak fanweer ak ñaar ci yooyu lépp école élémentaire téeméer ak ñeent fukk ci collège yi ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñett ci lycée yi dong ñoo am classe d'examen lu jëm ci tàmbaliwaat cours yi ba sub ñaari fan ci weeru juin matériel gi wax ngir mën a sàlloog li ñu digle lépp dina mate ni ñu koy defee ci école publique bi ci xamle ba tey inspectrice d'académie bu Ndakaaru. Koumba Sandiane Faye dellu gannaaw tuuti ni ma ko junjee sànq mu di école yi war a tijji ñaari fan ci weeru juin ngir gone yi def examen jàngalekat yi ñoom bërki démb la ñu tàmbali waaye seetlu gi moo di ca Fatick du jàngalekat yi yëpp soo ci ubbi gi ñu bari ña nga doon dem waaye ci day naagal la ñu koy def ci kaw loole ñi jiite l'école yi xam la ne lépp lu duy matuwaay danañu ko jël ngir lu ñu santaane jëm ci moytu coronavirus ñu naan ko ci tubaab mesure barrière danañu ci taxaw ba mu mat sëkk. Aminata Goudiaby. ñetti école élémentaire yu nekkee ci commune bu Fatick yu ñu visité tey ji ci suba kenn nekku fa woon école élémentaire Mayakor Diouf école élémentaire El Hadj Salif Ba ak itam Xaaliñan ay buntu yu tëju lañ fa fekk benn jàngalekat nekku fa woon rawatina personnel administratif bi. ci lycée Coumba Ndoffène Diouf itam ambiance bu ni mel lañu fa gis gardien bi rek moom moo nekk ci bërëb ba mu ñuy xamal ni nag démb ci lënd ji waa direction bi ña nga fa woon ngir amal ab réunion. démb ñëwoon nañ d'accord. ñaari surveillant nag ñoom ñooy assurer permanence bi ca CM Xaar Ndoffène Diouf bu Fatick waaye ñoom itam ñi ñuy xamal ni démb ci altine ji principal bi woote woon na ab réunion diggam ak surveillant yi Matar Diouf surveillant la foofee ca CM Xaar Ndoffène Diouf. Le principal et l'ensemble des surveillants def nañ réunion pour préparer la reprise du 2 juin inchallah. Enseignants yi ginnaaw suba les responsables de cellule ñu dem am réunion bu ñu ci paree nag ci la ensemble des professeurs war a ñëw pour ñu tàmbalee effectivement cours yi fii ci Xaar Ndoffène. mu ñuy xamal ni nag jël nañ
fa ay dispositions yoo xam ni day tax ñu respecter mesures yi nga xam ni moom le ministère de la santé digle ba mën a aar enseignants yi ak itam élèves yi ci jàngoro ji. parce que li nga xam ne moo dem ci ay lave-mains ak ay produits désinfectants lépp avant élèves yi ñëw dina mot fii ci école bi incha allah. pour distanciation sociale xam nga dañuy wax ne chaque classe dafa am 20 élèves léegi bu ñu amee une classe boo xam ne ça fait plus de 50 élèves ou bien 40 élèves on va diviser la classe en deux. gannaaw ba ñu toogee nag ñaari weer enseignants yi ak itam personnel administratif yi démb la ñu waroon a tàmbaliwaat di dem ci école yi waaye seetlu gi nag mooy ci Fatick reprise bu ni mel ñëpp respecté guñ ko Aminata Goudiaby Fatick RFM. Aminata jaajëf jëye ju xew ca diwaanu Ziguinchor ma nga xewee ca quartier bi di quartier Bukot Ouest ñaari mag ak rakk ñoo fa doon jàppante ba rakk ja jam mag ja mu jaare ca faatu loolee démb la ki nga xamante ne ji moo ko def nag daf da caa jaare moom it daw ñi ngi koy wër des na ci dikkaat ci yeneen i xibaar ak i témoignage ak xibaar yu gën a yaatu ak Lamine Ba di suñu ndaw la ñu toogal ca diwaanu Ziguinchor. RFM bitim réew. dellu dalalaat Barthélémy Ngom Barth maa ngi lay nuyuwaat. maa ngi lay delloo fayaat Mohamed Ndiaye. ca ñu doore kook gànnaar mu di ca Mauritanie coronavirus ba sonal na leen 8 ñoom it de. waaw juróom fukki cas la ñu am ci bésub 24 heures yi mujj daanaka sax région ya ca biir réew ma feebar baa ngi fay tàmbalee law Mohamed Diop. nous avons testé nañ lu toll ci téeméeri nit ak ñaar fukk ak juróom-ñaar juróom fukki ñoom ñoo ci am doomu jàngoro ji. ñooñu amaat feebar bi nag te ñu dégg ko kon ci Sidi Mohamed Zahaf di directeur de la santé publique boo leen jokkee ci ñi jotoon a feebar mooy ne ñi Covid 19 bi laal fii toll nañ ci léegi ci téeméeri nit ak fanweer ak benn. feebar bi jot naa sax laal beneen région di Atar fare ci bët gànnaaru réew mi. kon tey jii mën nañ rek ne ci fukki région ak juróom yi nga xam ne nag ñoo ne ci réew mi juróom-ñett yi feebar baa nga fa. bu dee nag ñi nga xam ne waa Kër Docteur ñu ngi leen di saytu kii di directeur de la santé publique li mu xamle mooy ne. en avion 114. téeméer ak fukk ak ñeent ci ñoom feebar bi feeñut ci ñoom lool am na ci ñaar nag ñoo xam ne feebar bi xaw na feeñ tuuti am itam juróom ñoo xam ne nag ñoom ñoo nekk ci ay jafe-jafe ci juróom ñooñu sax la ñuy wàññi nag ñeent ñi nga xam ne jot nañoo ñàkk nag seen bakkan. muy kon feebar bi mu duggee Mauritanie ak léegi nag téeméeri nit ak fanweer ak benn la fi dal ñeent ñii ñoo ci ñàkk seen bakkan juróom benn dong ñoo ci jot a wér Mohamed Diop Nouakchott RFM. Mohamed Diop du jóge Nouakchott dem ba ca Maroc Mohamed Ndiaye foofu nag confinement la moo fa am waaye bés bu yàlla sàkk dana jural Maroc lu métti ndax réew ma dana perdre lu toll ci juróom-benn fukki milliards royaume chérifien boobu sax daanaka perdre na lu toll ci juróom-benn poñ ci PIB am mu di pression bu nga xamante ne mu ngi tegu ci kaw koom-koomu réew ma laaj bi nag samp moo di ne ndax loolu dana tax ñu gaaw dindi confinement boobule ñu ànd ak Mohamed ak Khadim Mbaye ngir am ci tontu. pression bu mag la ñu teg ci ndoddu gouvernement bi ngir mu dakkal ci ñoom gën a gaawee li nga xam ni moo di confinement bi ndax kat bis bu nekk Maroc dina ñàkk lu toll ci $1 milliard ci ay dirham bu ñu koy xaymaa ci franc CFA toll na ci 60 milliards loolu nag ci ñi mu gën a metti moo di marocain yi nga xam ni seen doole dafa néew ndax toll nañ ci 4,3 millions ci ay kër yoo xam ni fi mu ne nii amatuñu fenn fu ñu mën a jëlee lu ñuy jëfandikoo loolu nag ba tax ñuy samp ab laaj naan ndax loolee du tax gouvernement bi paraxee li nga xam ni moo di déconfinement bi ñuy xaar fii ci pays bi Afrique du Nord xaw na ko nurool nag ndax gouvernement bi fan yi mi ngi yëkkati ay kàddu jëm ci lu ni mel di wax sax naan am na benn plan de relance boo xam ni ñi ngi koy togg fi mu ne nii waaye teyit ñi ngi xool ba xam dina mën a teg benn projet de loi de finances rectificatif ci bataaxal boo xam ne ñoom ñaar ñoo ko séq maanaam ministère bi nga xam ne moom lañ dénk kaaraange réew mi ak bi yore wàllu industrie bi ñoom ñi nga xam ne ni bu nu korité ba noppi dinañ xalaat lu ni mel korité gi nag ñi ngi koy séenu ci le 24 ak le 25 mai bi nga xam ni moom la ñu dëgmal ci yooyu jamono Maroc nag dafa yokkoo li nga xam ni moo di confinement bi ci ñetti ayu bés Khadim Mbaye Casablanca rajo Futurs Médias. Khadim Mbaye ko Maroc Barthélémy wutali fële di Canada ñoom it lii di coronavirus bi gëtën na leen ba indi leen i conséquences ci jamono jooju Amérique dafa wéy di tëj frontière ya. niki Canada ñoom ñaar ñëpp a wéy di tëj seeni frontière ba ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru juin ñu ànd ceeg Mamadou Aïcha Ndiaye. réewum Canada ak bu Amérique ginnaaw ñaar fukki fan ak benn ci weeru mars dañoo dogaloon ne dañuy tëj frontière bi gën a gudd ci àddina bi dox seen ñaari diggante réew yooyu nekki démb Justin Trudeau njiitu jawriñ yi nga xam ne moo nekk ci réewum Canada décidé waat na ak Donald Trump ñu gën a tëj frontière bi
ba ci ñaar fukki fan ak benn ci weeru juin pour mën a ñoŋal askan wi dem ak dikk ak xeetu ñam yi nga xam yi ngi dugg ñoom la ñu bàyyi na ñuy dugg ci ñaari réew yi. ana naka la ñuy mën a def ba ñi nga xam ne kii yittewoo nañ frontière yi tijjeeku ñu mën a dem di baagalante ab néggandiku danañ ko ci seetlu. ki doon jokkoo ak yéen fii ci Canada di Mamadou Aïssa Ndiaye pour rajo Futur Média. Mamadou Aïssa Ndiaye jaajëf waxtaane lu aju ci service dette am na ñeenti réew yoo xamante ne ji signé nañu moratoire seen digg ak Club de Paris. waaw bokk na ci Mali Népal République dominicaine ak Grenade mu di ñeenti réew yi nga xamante ne ñoo signé benn déggoo moratoire ak Club bu Paris ñeenti réew yooyu ci juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaari réew yi nga xamante ni ñoo éligible ci lim boobule ñeent fukk ak benn Afrique subsaharienne la ñu fare am na it yeneen fukki réew yoo nga xamante ne njortees nanu ne daanu mën a am moratoire ndax tàmbali nañ waxtaan bi ba li des daal ngir ñu finaliser document bi bareetul mën nañ ci lim RD Congo Éthiopie wala boog sax Cameroun ñoom it ñu ngay yoot moratoire boobule ngir mun ko xàttim Mohamed Ndiaye. waa Burundi dañuy woote tey. waaw lu toll ci lu ëpp sax lay wax juróomi million ci ay doomu aadama ñoo xëy dem ca mbañ gàcce ya ba ca gën a fës nag di élection présidentielle ba président sortant ba di Pierre Nkurunziza nga xamante ne 2005 ba léegi mu nga ca nguur ga du bokkul ci élection boobu juróom-ñaari candidat ñoom ñooy jongante ngir jël palaasam élection yi nag dafa tax ñu bëri seen xel tey ndax tension ba fa ne bi ñu koy amal nii sax amul benn mission d'observation bu communauté internationale bu fa ne mu mel ni ka fay doon njiitu réew it wàllub ndóol dana bokk ci lu muy lijjanti. ñu dem ci réewum Algérie ñett ñu fare ci kujje politique tëj nañ leen ca kaso ya ndax nee nañu dañoo am lu ñu publier ca Facebook ba. tàmbale ko Soheb Debagui nga xamante ni dañ ko daan benn atu kaso bu muy tëdd la ko waral nag ne dafa bind benn message jaaree ko Facebook message ba ñu ne dafay inciter nit ñi ci ab troupement ba pare it attaqué corps boo xamante ni ci nguur gi la fare ci publication yooyu le defit mu nees nañu ko méngale it ne atteinte à l'intérêt national bu ñu sukkandikoo ci comité national bi nga xamante ni mooy xeex lépp lu jëm ci wàllum détenu yafa keneen it koo xamante ni tëj nañ ko mu di Larbi Tahar ak kii di Boussif Mohamed Boudiaf ñoom it tëj nañu leen ku ci nekk ci ñoom war a tëdd lu toll ci fukk ak juróom benn weeri kaso ndax ay message yu ñu bind ci Facebook bi Mohamed. fukk ak juróom benn weeri kaso. waaw maanaam at ak genn wàll. waaw muy 18 mois. ci Facebook bi. waaw message bu ñu bind ci Facebook bi. ndaxum ginnaaw de bu la ci police fekkee nag yemoo ca kees. waaw day na war de la ca message ba la. yéeme na. jërëjëf Barthélémy Ngom. jaajëf. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. Karo News Youssouf Bodian. Mali mooy réew bu njëkk bu Afrique bu am moratoire Club de Paris maanaam réew ma mën na xaar ba déwén laata muy tàmbalee fay xaalis bi nga xamante ni moom la ko aal. am na yeneen ñaari fukki réew Sénégal bokk ci jamono yi ñu ngi finaliser document yi ngir ñoom it ñu mën a xaar ba déwén laata ñuy tàmbali fay seen bor boobule. Mali nag mu ngi am lu toll ci juróom fukk ak ñetti nit yu ñàkk seen bakkan ndax coronavirus. Mali mooy ñaareelu réew ci Afrique sowu jant bu ëppalee nit ñu faatu ndax coronavirus. waaye ba tey Nigéria moo raw ndax moom am na lu jege 200 nit yu génn àdduna ci lu ëpp juróom benn junni cas. ci Afrique centrale Cameroun la mbas bi gën a laal ndax ñoom am nañu lu ëpp 3 junni cas waaye ñu fa faatu ñu ngi toll ci téeméer ak ñeent fukki nit. président Paul Biya jël kàddu démb ci télévision nationale bi di guléet depuis mbas bi bu mu dooree ba léegi mu sàkku ci askanam ñu topp mesures yi nga xamante ni ñoom la gouvernement bi jël bokk na ci masque yi nga xamante ni par force da nga koy sol ca Cameroun sooy génn sa kër. Rwanda moom jot na juróomi spécimen ay robot yu bàyyeekoo Belgique autorité réew ma nee nañu dinañ door liggéey bi ci centre des opérations yi nga xamante ni ñooy dalal ñi amee coronavirus. robot yooyu la dinañ jàppale docteurs yi ci dépistage bi waaye tamit yóbbu lekk ci chambre ñi nga xamante ni ñoo amee feebar bi. am nañu ay caméra yoo xamante ne mën nañ tax ki feebar ak médecin bi mën a waxtaan te duñ jegante. des xeetu robot yoo xamante ni daanaka seeni fonctionnalité jege na lool ak docteur Carr bi nga xamante ni ay étudiants yu nekk ci école supérieure polytechnique bu Dakar ñoo ko defar. ñu des ci daara yi ak pexe yi nga xamante ni fépp ci àdduna bi ñu ngi koy jéem a lal ngir ñu dooraat cours yi ca Corée du Sud ay téeméer junni élèves dooraat nañu école tey ginnaaw bu ñu tëjee établissement yi ci lu ëpp 2 weer. université bu Cambridge nekk ca Royaume-Uni moom nee na tëj na léegi ay buntam cours yi yëpp dañ koy continuer en ligne maanaam ci internet bi lañ koy jaarale. Angleterre ba si niki tey am na lu ëpp 40 junni nit yoo xamante ni ñàkk nañ seen bakkan ndax coronavirus.
ca Russie suñu sukkandikoo ci xayma yu mujj yi am na lu toll ci téeméer fanweer ak juróomi nit yoo xamante ni ñàkk nañ seen bakkan diggante démb ak tey di lim boo xamante ni mosuñu koo am ca réew ma ci benn fan. Russie nag jamono yi mu ngi am lu ëpp ñetti téeméeri junni nit yoo xamante ni amee nañu coronavirus. ci États-Unis am na projection bu bees bu wax ni fii ak juin dina am nu mu néew 113 000 nit yoo xamante ni ñàkk nañ seen bakkan te ab prévision boo xamante ne ab université bu nekk États-Unis moo ko def jamono yi réew ma am na lu ëpp juróom-ñeenti fukki junni nit yoo xamante ni ñàkk nañ seen bakkan moom sax mooy réew bi nga xamante ni moom la mbas bi gën a laal ci àdduna bi. moo tax it États-Unis nee na yokk na benn weer ci frontière yi nga xamante ni tëj na ko digganteem ak Mexique ak Canada. feebar baa ngi kon di gën a law cay réew yu mel ni Chili waaye tamit ca Nicaragua bi nga xamante ni moom cote mooy réew bu nekk foofulee ci Amérique bu arrêté wul championnat footballam donte sax feebar bi mu ngi ca réew ma. ñu jeexal ak gëstu yi nga xamante ni jamono yii ñu ngi koy amal ci àdduna bi ngir am garab wala vaccin buy xeex coronavirus bëri na ay projets yu avancé lool ñenn ñi sax nee nañu door nañu essai clinique yi. Organisation mondiale de la santé wax ni am na koppar boo xamante ni génnee na ko ngir laboratoire yi nga xamante ni ñooy génnee vaccin yooyu le ñu mën leen rembourser koppar bi nga xamante ni moom la ñu dugal ngir mën a am saafara ci coronavirus. Youssouf Bodian jaajëf yegg si ci taarix Ramadan mu di reportage bi ñuy def jagleel ko koor gi ci bëccëgu weeru koor tey jii ñu ñëw ci waajal korite gi ci jamono jooj coronavirus bi tënk na ñu bari tax na it yu baree bari wàññeeku. borom kër yu ci bari jàppee ko noone xam le ne lu dul li mënut a ñàkk duñu ko def reportage Salimata Aw. fetu korite at bi dina wute loolu ak yi fi daan romb ñu ci bëri dañoo rek mujjee soppi yenn ci seeni ay doxalin madame Sog Koddu nee na moom teg na programme am ba pare. xëy julli suñu julli lekk suñuy laax nekk en famille. lekk ba suur naan ba mandi def lépp bu mu baax macha allah ma doo sentir ni sax am na benn manquement ci yow ak ci xale yi man daal noonu laa koy passé je le pense en famille lekk ba suur naan ba mandi dañ see toog photo du noonu. lu ni mel lende yaa wax moom nag nee na ay doomam la ciy gën a xalaat ndax bés boobu dañ ko doon xaar ngir mën a àndandoo ak seen ay xarit. dina xaw a doy waar tuuti ak corona bi vu que li ñu tàmmoon dootuñu ko mënati ndax dañu daan gis korité xale yi ngoon gi dañuy sango ba set le matin bi sax nit ñi dañ daan dem jàkka ja julli ji buñ jógee julli ji këroo kër nga dugg fa baalu àq ñu gis ni ak corona bi tamit loolu c'est impossible pour ñu mën koo def ngoon gi su jotaan aussi da ngay gis xale yi bu ñu sangoo ba set lekk ba suur dugg ci kër yi àndandoo ak seen xarit di ñaan dewoon loolu rek ça fait plaisir mais loolu tamit dañuy gis ne mënatuñ ko. ziar biñ daan def kër ak kër ren nag téléphone bi moo nar a wuutu tànk yi. képp kuñ daan ziar sa kër la lépp ñu jënd suñu crédit bu mat wala ñu def suñu ligne bu mat ñu woo la ziarante saafante ndax jamono ji moo ko laaj ak situation bi ñuy dund ni avec coronavirus bi kenn mënul dem fenn comme dañ ne restez chez vous on reste chez nous. bu ñu toggaan ba noppi ngoon gi nga songo ba solo ba jekk ànd ak say doom ànd ak sa borom te dem ziyaare say groupe yooyu ñu gis ne mënatuñ ko ndax feebar bi daal waaye di ñaan yàlla defal ñu jàmm rek defal ko ñëpp. feetu korité ren bi dina wute loolu ak yeneen yi coronavirus moo ko waral wante soxna yi ñu waxal ni dëgg la dana metti loolu wante wérgu yaram moom loo ko jënde rek jar na ko. Savon de Marseille Alphé seen gamme Opalia seen kénkéeri AAD Abdou Alima Diop ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf magistrature gi yëngu na yëngal yéenekaay yi ba ñuy xëy di yëngu l'observateur nañu li yëngal magistrature réew mi démb la ko yëngal ginnaaw ndajem conseil supérieur de la magistrature gi ñu doon def ca palais de la république mu doonoon ci teewaayu président de la république Macky Sall ca dogal yi fu juddoo bokk na ci ne Mamadou Badio Camara man ne woon premier président bu cour suprême nekkatu ko dem na retraite ku ñu naan Cheikh Tidiane Koulibaly di mag ci Abdou Latif Koulibaly moo ko fa wutu juge Demba Kandji mi ne woon premier président cour d'appelum Dakar jóge na fa ma nga léegi ca palais ba ca wetu Macky Sall procureur général ba ne woon ca cour d'appelum Ndar di Siré Alili moo ko wut Henri Grégoire Diop ñu yóbbu ko ca ministère affaires étrangères ca wetu Amadou Ba Moustapha Seck ak Samba Ndiaye Seck yi ñu fi doon jaaba jonge fan ji la ñu génn ndax wax ju ñu waxoon ca session comité des droits de l'homme bu Nations Unies jëmale ko woon ci mbiri Karim Wade taxoon ñu tëbal leen ñoom ñaar ñëpp dalaat nañu ci ñëwaat nañu juge Ibrahima Ndoye mi daane loon Cheikh Béthio Thioune ca kees l'observateur nee nañu moom it jóge na Ndar léegi moom la ñu def avocat général près de la cour d'appel bu Ndakaaru Le Quotidien nañu Macky Sall yëngal
gësa magistrature bi ba fu ne aw xob fare fa. Badio Camara tëb na, Cheikh Tidiane Coulibaly toog na, juge Demba Kandji moom it jóge na ca cour d'appelum Dakar dem gaare ji ca garage bu présidence de la République. Sud Quotidien nañu ak salfaañoo gu rëy la ñu nimmiku ci biir magistrature réew mi loolee ginnaaw ndajam conseil supérieur de la magistrature gi ñu doon def. Cheikh Tidiane Coulibaly moo jiite léegi cour suprême, Demba Kandji teere ji palais de la République, Malick Lamotte dali tribunal du commerce, Henri Grégoire Diop dem ministère affaires étrangères wéttali ji ñoom Amadou Ba. La Tribune gis ne démb ay roppeeki roof yu rëy ñoo am ci biir magistrature bi. ñu xëy jàng ci xët mu njëkk la Sénégal leçon yi ñu mën a jàngee ci coppite yu rëy yooye ñu nemmeeku ci biir magistrature bi. Benn ca moo di journal bi gis na ne tribunal grande instance yi ak cour d'appel yi ñoom la ñu gën a lëbëjee ci dogal yi. ginnaaw magistrat yi nañu wax ci avocat yi, maître Demba Ciré Bathily, maître Aladji Diouf, maître Assane Dioma Ndiaye, maître Baboucar Cissé, maître Ali Fall ak maître Seyni Ndione. Les Échos ne nañ ñoom ñëpp ay avocat lañu yoo xam ne l'homme des affaires bii di Abdoulaye Sylla moo leen jël ngir ñu défendre ko, ne song gi ñu koy song ak tooñ gi ñu koy tooñ ak ŋàññ gi ñu koy ŋàññ moo waral moom Abdoulaye Sylla mu ne basta. këram nga ñu daaneel ca Saly bu noppi ñu ko def bëgg a wëlbatiku di ko tam dëmm loolee la ne du ko bàyyi mu jàll, moo waral mu jëli avocat ngir ñu toppal ko yëf yi ci yoon. kenn ci avocat yi di maître El Hadji Diouf ni ñu ci xët mu njëkk Les Échos Abdoulaye Sylla du dara lu dul ab patriote buy taxaw di xeex ngir développement réewum. maître carré bi gën a néew mësee su ko may ci réew mi, lu mu am aw ñaqama ko may. li ñuy def nag mu di appel d'offre bu ñu teg mu gagné ko bàyyi concurrence bi ñu toog ni xotti xool loolee mooy ñurumee xolu ñenn ñi ba tax ñu di ko xeex. maître Demba Ciré Bathily ne ci journal Les Échos waa Descos yi toj kër Abdoulaye Sylla gi li ñu def moo di jaay doole, yàq alalu jàmbur ak violation de domicile. maître Seyni Ndione tegal ñu ci ne Abdoulaye Sylla miir bu mu tabax ngir clôturer këram, ay baies vitrées yu mu def ca këram, garage bu mu fa def ngir wataam ak i toilette extérieure yu mu def ca kër ga loolee la ñu koy toppee ba tax ñu toj këram. kër gi la maison toj na. journal Les Échos nañu moo di club des investisseurs sénégalais. ubbil yéenekaay bi kuréel gaa ngay gën di tas, ña ci nekkoon tey bàyyi ñoo ngi gën di bari, ne Madiambal Diagne ak Khadim Kébé moom Ndiouga Kébé borom Focus SA ñoom it démissionné nañu ci club des investisseurs sénégalais. coowal faux billets li lëmbe réew mi jamono ji Enquête dina moom la xëy di gëstu ci xewit woowee ak li mu mën a jurne loraange ci koom-koomu réew mi. Bassirou Bèye dib économiste ne waa Enquête dina mbiri faux billets yooyee sàggane ko ñàkkoo lijjanti moo di toog di seetaan réew mi di suux. Vox Populi nañoo ñaari homme politique yi ñu tudd ci yëf yi ak di ruumandaat naan seen loxo da caa laale mu di Pape Diop ak Farba Senghor weddi nañu tuuma ye ba mu set wecc. ki dul mën a seetal boppam ci tuuma yi ñu gàll ci ndoddam mi ngi ci xët mu njëkk L'Observateur. Mamadou Kébé la tudd ca Touba la dëkk, magam ju ñu naan Fallou Kébé moom la ñu fekkoon mu faatu ci biir benn fosse ñu ci doon tuumaal Mamadou Kébé. police ñëw jël ko yóbbu téye ko ci garde à vue. L'Observateur nañu foofee fa la kirisee def AVC jaare ca faatu moom it fekki mag ja Fallou Kébé. Savon de Marseille Alphé seen gamme Opalia seen kénkéeri AAD Abdou Alima Diop ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. gis-gis mooy pëj bu mujj bi ci xibaaru digg bëccëg gi tey ji li ñu ciy waxtaane mi ngi jëm ci li nga xamante ne ji mooy dogal bi bàyyeekoo ci ministre de l'intérieur jëm rek ci di tere dem ak dikk ci diggante dëkk ak dëkk ci jamonoy korite gi ana nees di def ba jëfe ko ak it nees di def ba nit ki mën koo comprendre loole la ñuy waxtaane ci gis-gis ci rajo Futur Média. ñoo ngi ci jokko bi ak monsieur Alioune Tine di expert ci wàllu àq ak yelleefu doomu aadama sëñ bi Tine maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay nuyu di la sant di nuyu seen auditeurs yëpp. li ñuy waxtaane moo di li nga xamante ne ji dogal la bàyyeekoo ci ministère de l'intérieur mu di wéyal dem beeg dikk beeg tere giñ ci defoon ci diggante dëkk ak dëkk am ñu doon njoxtu ne xëy na ci jamonoy korite gi des na ci defuk woyofal ba ñenn ñi mën a dem julle ji fa ñu dëkk loolee amu ci ñaari bu taxawee ñu sañ maanaam xañ nit ki sañ-sañu mu dem maanaam mu déplacé wu ndax xel mën na ko nangu ci jamono joo xamante ne ji jàpp nañu ne wér-gu-yaram war a jiitu ci lu mën di doon. waaw xel mën na ko nangu bu baax a baax ñun dogal boobu dañ ci ànd. ndax tey boo xoolee kaw coronavirus bi ñi dee moo gën a bari boo xoolee contact yeeg communautaire yi tamit bari na ba nga xam ne tey hôtel yi sax amatuñu place boo xam ne dañ fay ñi ngi jël di fa denc wala ñi nga xam ne dañu am du yàgg wala njort ni am nañu virus bi
donc dañ leen naan sax toog leen seen kër loolu mooy ni suñu hôpitaux yi tey amatuñu kattan boo xam ne ak ay lal yoo xam ne mën nañ cee jël ku ne faj la kon nag li ministre bi jël baax na dogal bu baax la man dama ci yokk sax ne bu fekkee ne biir Dakar lañ nekk parce que Dakar quand même épicentre la Dakar li ëpp ci cas coronavirus fii la am donc bu ñu dem département ak département sax nañu seet li ngay wax li ñuy tuddee attitude barrière yi nga xam ne da ngay sol sa masque bu baax raxas sa loxo ba mu set ba pare garder distance physique kooku lu am solo la bu fekkee ne nit ñi dañ leen di transporter ñu dem pour que virus bi bañ a wër donc man loolu ndigal boo xam ne ànd naa ci te it di ndigal kii di ministre bi ne yombul rek nga jël benn ndogal rek ni dogal naa kii baa ngi nii arrêté baa ngi nii topp leen ko déedéet il faut aussi ñun ñi ñu sensibiliser leen. voilà foofu laa bëggoon a ñëw maanaam appliquer ko loolu moom yoon da koy appliquer ndax ku def ñu loo warul def yoon dal sa kaw loolu mënees na ko comprendre mais léegi bu desee nag maanaam nit ki war koo mën a comprendre lu tax mu daan tabaski ji te demul tabaski sañ-sañam bi ñu ko xañ fii ana lan moo ko waral foofeet ban taxawaay nga gis ne moom lañ ci war a def. waaw xam nga mbiru ak coronavirus mbiru dund la ak dee. te xam nga nag kooku bu ñu eggee ba foofu ñun ñi nga xam ne sax dañuy doxal mbiru àq ak yelleef doomu aadama mën nañoo nangu suñu ay àq ak suñu yelleef yoo xam ne am nañ ko ñu daal di ko teg ko ci suuf ba pare fexe ba nga xam ne lii di wér-gu-yaram ak xeex bi nga xam ne moom la ñuy xeex coronavirus bi ñu fexe ba nga xam ne boobu mooy nekk loo xam ne mooy jiitul moom la ñuy jiital ñëpp di jiital tey lu am solo la parce que li muy antu ak li nga xam ne moom lay fànq ci askan bi ak waxuma la dund rek waaye ak leneen ñun war nañoo farlu fexe ba nga xam ne daf fi jóge taw lépp loo xam ne dañ koy jël te muy ay ndigal wala ay mesures yoo xam ne day fexe ba lii di feebar bi du wër di wàlle kooku lu baax lu ñu war a topp la kon nag ñun dañoo d'accord te léegi ministre bi soxlawul rek mën ne jël naa mesure léegi am na ay organisation yoo xam ne bari nañu nekk nañ fi ñu ngi xeex coronavirus man ci organisation yooyu am na ci bu ma ci bokk muy Revocap am na ay député am na ay expert am na ñu bëri ñu fa nekk te ñu ngi ci terrain bi fu gën a rutte dañ fay dem di joxe ay masque di joxe leneen ñooñu bu ñu leen nee def leen sensibilisation tey dañuy dimbale ministre de l'intérieur bu baax day dimbale ministre de la santé bu baax ci affaire yi nga xam ne sax mooy diaspora bi ak problème yi ñu amoon ci ñoom ma booleeg diaspora bi ba li may wax ma wax ko donc mën nañ dimbale aussi ministre des affaires étrangères bu baax man damay digal ministre yi ñu fexe ba nga xam ne dañuy waxtaan ak képp ñëpp ñoo xam ne ñii ñu ngi liggéey ci mbiru sensibilisation coronavirus ñu vraiment tënku ci ñoom ñooñu jàppale leen ba nga xam ne dañ xam ne feebar bi du caaxaan feebar bi dafay faagaagal non seulement doomu aadama mais day rey nit kon nag ñu fexe ba nga xam ne nit ñi danañ jàpp loolu ci seen bopp bu baax a baax parce que am na ñoo xam ne ba tey yaakaar nañ ni feebar bi amul. waaw des nañ ko gëm bu ñu doon déplacé wu ñuy jéem a di wut ay yoon yoo xam ne ak di jéem a wër wala di jéem a sàcc wala di def leneen loolu dañu ko war a fexe ba nga xam ne dafay génn ci bopp sénégalais bu nekk. très bien képp koo xam ne yaa ngi jéem a def ay fraude ñu fexe ba nga xam ne nga comprendre ni lii ngay def. non seulement baaxul ci yow mais baaxul ci réew mi te baaxul ci sa morom parce que loolu indi tax na ba nga xam ne feebar bi fu ne dem na fa tey te Dakar rek la yemoon ak Touba. jërëjëf monsieur Alioune Tine maa ngi lay gërëm bu baax a baax waxtaan wi ki ñu ci doon seen tuuti ñëw na moo di Bassamba Camara di expert ci wàllu sécurité ba sëñ bi Camara maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Mohamed. maa ngi jéggaloo ci xaar bi laaj bi moo di ministre de l'intérieur wéyal na dogal bi maanaam tey ni ñu doon def di tere tukki dëkk ak dëkk. ba ci jamonoy korite gi du am ñu bari jàpp ne mooy li gën bu fekkente ne bëgg nañoo moytu lawal jàngoro ji gis-gis ban nga am ci loolu. waaw jërëjëf Mohamed xam nga damay fàttali rek ne ñu ngi ci état d'urgence bi nga xamante ne bii mbas mi amee président da ko décrété état d'urgence nag mu ñëwee nag day am ay gàllankoor yu muy indi ci maanaam askan wi maanaam ay li ñuy wax ay restrictions yu bari loolu moo tax ministre de l'intérieur jëlaat beneen mesure bi sax du mesure bu njëkk bi am na mesure bu njëkk bu mu jëloon boo xamante ne mooy ay port de masque obligatoire et cetera bi pas mu xool ne fi mu ne ni feebar baa ngi law donc moo tax mu jëlaat beneen mesure ne day dakkal fi nga xamante ne mooy tukki bi diggante dëkk ak dëkk
maanaam région ak région. département ak département. parce que boo xoolee ne tey fi mu ne nii département région bu mel ni Dakar presque lu ñuy wax 80% wu cas yi fi la nekk diggante Dakar ak Thiès ak Mbour donc vraiment lii bu jëlee mesure de sécurité pour aar nit ñi te xam naa ne mesure bi aussi bu koy jël dafay ànd ak ñi nga xam ne ñooy personnel médical bi ak collègue am des transports parce que loolu yëpp il faut que ñoom ñu gisee waxtaan ci ñu mën a jël mesure bi te mesure boobu vraiment boo bi nga xamante ne ministre bi jël na ko loolu daal day dafa am daal loo xam ne day protéger population yi di assurer seen sécurité léegi nag li am ba am mooy nañu xam ne mesures yi bu ñu ko jëlee aussi il faut que nit ñi respecté ko parce que ku ko respecté wul aussi yoon dana dal ci kaw parce que yoon affaire bi mën na dem ba ci ñu téye sa oto immobiliser ko yóbbu ko fourrière wala ñu jox la ay amende wala sax ñu def la ay sanction pénale donc li ma yaakaar ne mooy fi mu ne nii comme xeebar dañu nekk ci guerre te ñun ñëpp ñu ngi xeex affaire bi na vraiment nit ñi def preuve de compréhension ñu xam ne lii defuñu ko parce que dañoo bëgg a gundaxataan nit ñi mais dañu ko def uniquement pour aar nit ñi parce que feebar bi fi mu toll nii mu ngi jël benn ascension boo xam ne bu ñu deful ndànk rek danañu faagaagal te vraiment le état warugaram mooy vraiment mu protéger ay population donc fi mu ne loolu moo tax le ministre de l'intérieur te dans ce cadre là la jël mesure bi pour mën a aar nit ñi fexe daal ba dakkal dem ak dikk bi xam naa nag dina métti ci nit ñi waaye nag il faut ñu xam ne nag à situation exceptionnelle mesure exceptionnelle. monsieur Alioune Tine mi ngi koy junj monsieur Alioune Tine mi ngi koy junj sànq moo di nit ki bu amee benn droit nga xañ ko te muy li gën ci moom da nga ko war a sensibiliser ba mu xam ne mooy li gën ci moom sensibilisation bi jàpp nga ne ci borom watay la parce que nit kuy dem da ngay gis ku la yóbbu wala ci nit ñi wala ñëpp la ñu war a boole. xam nga sensibilisation yi sax vraiment Mohamed. man dama ci sant sax la presse parce que gis naa ne. vraiment journalistes yi presque tous les jours ñu ngi ciy wax ñu ngi sensibiliser nit ñi waaye dafa am ñoo xam ne nag Sénégal moo mel noonu nit ñi dañoo xaw a dëgër bopp parce que boo gisee par exemple ñu ne ñu dakkal dem beeg dikk bi nga gis ñoo xam ne dañuy jaar ci mbooy bi jël seen i oto wala seen i charrette dem dugg ci benn région dugg fenn am kii bi am na ñu bari ñoo xam ne feebar na lañu ko duggalee ci yenn département yi donc loolu itam vraiment ñiy def loolu nañu xam ne ñu ngi risquer seen vie mais ñu ngi également risquer vie wu ñeneen ñi nga xam ne vraiment jotewul ak ñoom dara donc il faut que sensibilisation boobu ñu continuer ko te sensibilisation sa ba nit ñaa ngi koy def ñu ngi koy def ci quartier yi ASC yaa ngi koy def imam yaa ngi koy def bàjjenu gox yaa ngi koy def ñëpp a ngi koy def donc vraiment daal nañu góorgóorlu te xam ne kii situation bi ñu nekk c'est une situation exceptionnelle ñu xam ne bu fekkee daal ñëpp lëkkaloo nañu mën nañu xeex corona bi ba daan ko te loolu vraiment mooy sunu warugar mooy warugar état bi. jërëjëf monsieur Bassamba Camara maa ngi lay nuyu maa ngi lay gërëm bu baax a baax. merci Mohamed expert ci wàllu kaaraange di sécurité nga gërëm it Alioune Tine mi ubbi woon waxtaan wi gërëm leen ci ànd beeg rajo Futur Média mu ne woon gis-gis ne woon xibaaru digg bëccëg gi ne woon Mamadou Mohamed Ndiaye ci kàddu gi Abdoulaye Diop fare woon ci machine bi jaa ngeen jëf ci déglu bi. réalisation Alaaji Ndiogu Diène régisseur d'antenne Pape Oumar Diaw pod ci kanam tuuti da ngeen